asalaamaaleykum mbokki xarit ci ñu seetaan dalati leen ak jàmm ci seen émission sama gox mon quartier sama gox nag tey moo di jàmm gën nekk ci commune bu Tivaouane Diacksao fii askan wi ana naka nañ fi toogee lan moo leen fi neex lan moo leen fi naqari lépp di leer ci biir seen émission sama gox mon quartier ci jàmm gën ci Tivaouane Diacksao. sama gox. 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 mon quartier. ku xam gën di xam. sama gox mon quartier. sama gox. sama gox. ku ñàkk gën a am. sama gox. li ma neex ak li ma naqari damay dundee ca diwaan. di buur ma sant la te gërëm la ci dogal ku dul yow de mënoo ku dul yow daal sañoo ko alhamdulillah ma sant la Alaaji Mustafa nelaw na ma gi maître Wade mi deena segam tukki tiis waxuma la bu daat noo jaanam wàcc na dundu jàmm ci àdduna nii rek la ku yaboo nga jéem a sax ci lu baax day bette borom jam-jam yi ci raaman li ku coro saar ma ne coro saar ma gi maître Wade nelaw na Alaaji Mustafa la ni jooy bàyyi Ida nelaw na morto la wa dey sa baay mu nga ban may sa coro saara yi baayam lii di turu jàmm gën bi foofu laa bëgg a xam ñëpp yeewu ci xam ci mooy maanaam biñu nekkee jàmm gën gu jëkk booba HLM amul dara amul ñoo fa nekkoon ak benn góor gu ñuy wax Mamadou Diagne ancien militaire bu defoon tool foofu jàmm gën ñun ñu fa jëkkoon ñu dëkk fa wër tool bi mais góor gi dafa daan bàyyi foofu ci biir tool bi di jaay ci biir tool bi di denc xaalisam ci biir tool bi parce que ci biir tool la doon fa la amoon nekk alors un jour bandi yi ñëw comme il avait un fusil qui s'appelait Maxadom gars yi ñëw di ko bëgg ko cambriolé mu génn fusil bi dóor bal gars yi daw mu ngi leen jàmm gën de alors le lendemain ñu dégg bal bi ñu ñëw ak si ko mu leen ak gars yi ñëw dimay si saay waaye sottiwul ñu ne ay góor gi daal mooy gaynde ñiin ñaan bàyyi gaynde bu rombee ñun booba temps man j'avais 14 ans bu rombee ñu naan bàyyi gaynde ngi nii bàyyi gaynde loolu moo indi jàmm ngeen bàyyi gaynde quoi ba ñu jógee HLM ñëw fii ci taatu ci filaaw yi fële ci taliba ñetti dee la ñu fekk fii jinne yi ak jaan yi ak jiit yi la ñu dëkkaloon fii ñuy masla ak ñoom ba ñu dem bi ñu naraan yi ñëwee bëgg a defar dëkk bi fii comme ni ko sama rakk ji waxee Souleymane Thiam 4000 la suñu parents yi def ñoo cotisé fay ndaraan mu déblay terrain bi. jàmm gën askan wi di xamle ni injustice moo leen taxoon ñu daal di gàddaay ñëw fii tey jii mu mel ni beneen injustice ñeel wàllu suuf dalaat na ci seen kaw. Aujourd'hui la situation est pathétique ñu fi toog yëpp ay sët ay doom ñoo toog fii doon na kër yi mu nekk safara ci seen loxo yow nga jënd suuf ci kaw bureau ñu joxoñ la ci plan ñëwoo ci terrain bi vérifier physiquement nga ñëw fekk R+2 wala kër bu am dangam 20 personnes ñëpp fi la ñu juddoo ba ñëpp gis seen i sët ñu ne maa moom kër gi. ña jaayoon ak suñu baay nelaw nañu ay sët ay xale yu judd 72 sur l'occupation de l'immeuble du titre foncier transféré à Pikine ko am ni jàmm gën bi muy samp moo la mag nga ne tey maa moom damay jaay ça pose problème. ñun ñi fi dëkkoon nag di tëbi kamb ak a fetali tan dans les temps lu ne ñu dugg ci di bay di rombanteeg jaan yi ba suñu jot na lay tey ñu def fi tey 50 et quelques années
ay nit ay naafeq jóge fële bi ñu ne dañuy jaar suñu kër yi mais dañu dem sax di fay di verser pour jënd suñu kër yi mais boo ko defee boo waxee mbooloo ne à terrain nu boo demee am na ñu la fa jëkk jënd sa kër am na ci nag ñoo xam ne ñu doylu gëm yàlla doylu maandu. mënuloo ma jaay benn chemise ma jënd sa chemise fëgg jaay ci yow bu ma ko fóotee paase ko ba mu naaj bu ma la rombee yow jaaykatu fëgg jaay nga ne ma dollil ma dolli bis bu ne nga bëgg ma ko def loolu laa mënatul li ma wax man waa Diamaguène dafa leer a leer ci problème foncier bi rek laay wax li ma wax waa Diamaguène dafa leer a leer dama ne Diamaguène justice boo ko dee topp doo ko dab jamais na la justice du topp Diamaguène dama bëgg nga xamal ma xaw ma famille du ndooy la xaw ma Maajoor Sow la man Maajoor Sow laa tudd te na leer dama bëgg nga xamal lébu yi ne leen Diamaguène ne anoom ñoom maar nañu dañu bëgg Diamaguène ku fi jaayati sa kër oui on en a marre ku fi jaayati sa kër sax yow ngay jaay sa kër na nga woo ASC wala nga woo kenn ñëw ba ci ñun nañu kër gi kat maa ko jaay diw parce que dootuñu nangu kenn génn keneen dugg nangootuñu loolu ku jaay sa kër ngir waxtaan di miraas sa kër jaay ko wool kenn toog parce que keneen kon koy jaay bu fi bëgg a dugg du fi dugg te duggul ci lu leer problème foncier Diamaguène nag moom ku am fit wala nga am fit ñëwal jël kër yaa ngi nii ñëwal jël man daal loolu la am nañu benn numéro boo xam ne ku duñu ñëw sa kër ne allo dinañ ñu ne allo buñ la fa fekkee di nga daw. waaw problème mu foncier bi bu ñu ko tuddee dinaa ci war a mën a tontu même bu ma nekkul woon maire ndax doomu dëkk bi laa te loolu ñu dund man moom laa dund kër yooyu ñu wax duñ ko jaay ñun suñu kër ci la bokk kër yi nag duñoo fekk paa yi amoon seeni acte de vente boobu temps ay terrain ñu leen joxoon yëkkati leen ay Baye Gaynde ay Diamaguène bu njëkk toxal si leen fii mu nekk àll biñ demee ba sanc xam nga boobu temps këyit du àgg dangay am acte de vente reçu yi du mat lébu yi jëlaat kër yi jaayaat ko ñeneen ci suuf maak ñoo ma ci bokk yem boobu sam papa moo ngi dund kilifa gu nekk yaa lijjantil sa bopp ki jënd sa kër des fois nga gis ko mu am yërmande bu ñëwee mu nangoo waxtaan ak yow nangu laa jàppale pour delloo la sa kër mais échange lay doon boog man suñu kër ñun ci ko jënd dafa boole ñetti kër yoo xam ne ku nekk yaa ngi ci dëkk ak sa njaboot mu jënd ko nee na nag heure bu ñëwee ci dëkk bi ba ñëw ba ci buntu kër gi day seen góor gi njabootam wër ko te ay jigéen rek ñoo koy wër mooy sam papa nee na mu demaat ak oto mais biñ demee ba nga xam ne wuro bi dem na këng muy dëgg duñ ko jaay sam papa jóg ndax comme njaboot gu sew la amoon mu ne foog mu xam kan moo jënd kër gi mu waxtaan ak moom mais yàlla dimbali ñu ci kattanam ñu gis waa ji mu nekk ku jullite mu nangu ñu jox ko beneen parcelle am luñ ko ci tegal mu delloowaat ñu suñu parcelle bu njëkk ak titre foncier ak acte de vente bi yëpp mu libéré ñu ko ñun ci chance boobu lu ñu amee kooku delloo ñu suñu kër. ci jafe-jafe bi nag autorité bu ñu yaakaar rek daal dinañu ko ci démarché waaye ba léegi mu mel ni mbir yi yëngoogul. problème mu Diamaguène bi mu commencé ak léegi 1960 ba léegi mu ngi fi ña ko doon xeex suñuy pàpp lañ. booloo nañ ñoom ñëpp ak autorités yi nekk ci biir Diamaguène yëpp def nañ lu dul benn di ñaar ay déplacement rencontré ministre de l'habitat yi jaar fii depuis Senghor ba léegi Jean Collin ñoom ñëpp ku nekk rencontré nañ def nañ ay manifestations devant le palais de la République sax ñu jàppale leen yóbbu police avant ñu leen di libérer kon combat bu yàgg la ONG bu mel ni RADDHO dugg na ci dajale waa Diamaguène yëpp fii ci mairie bi ñaari imam yëpp ñaari chef de quartier yu jubawul woon yëpp mu boole leen ñu nekk benn pour ñu mën a xeex utal leen avocat pour ñu mën a leen défendre ba léegi dossier bi mu ngi fi kon dossier bi weesu na appartenance politique yi c'est un dossier boo xam ne ku juddoo Diamaguène wala nga mën fi def mu dee weer sax nga def ko fi vacances nga am looy yëg ci Diamaguène rek nit ku nekk am nga démb nga yëg ne bu ñu waxee Diamaguène mu am lu mu la fàttali ci sa démb rek dossier bi daf la concerné. dem nañu gouvernance dem nañu gendarmerie Thiaroye dem nañu police dem nañu n'importe où présidence bind nañ fa lettre ba dugg na fa xamuñu ndax président jot na ko wala jotu ko mais li ñu bëgg a xamal foofu mooy Sénégal en général dañuy faj le docteur après la mort parce que wóor na yàlla ak yonent bi ne suñu kër yi ñu dëkkee ñun actuellement ñu ngi yëm tribunal ak yéeg ko wàcc teg leen suñu kër yi banque mais ñoo ngi toog leen xar xel mënul nangu nit jóge fële ñëw naan génnal ma dugg wala tooyal kër gi dama soxla suuf si nga dëkkee xel mënul nangu loolu. boo amee sa alal mu lew la doom dëkkandooy seeneen yaa moom alal bi subhanahu wa taala seeneen yaa moom alal bi waay bul nekk yambar. bu ko jaralee téeméeri kurpañ bu jël sa alal yow na la jaral junniy kurpañ pour téye sa alal fekkoon nañu nag ñun ñu yëgal nañu fépp fu ne dem nañ fa daal yëgal nañu fu ne léegi ñoo ngi xaar bu jëyee amoon tey amu ci benn autorité buy taxaw fi ne ñëw ñëwoon ci man ku ci ne rek fu ñu fa dem rek bàyyi nañ fa référence
ndax jàmm gën nee naa ministre yi ci fi jaar yëpp ku ci nekk traité nga ko président Ablaye Wade traité na ko Abdou Diouf traité na ko Abdou Diouf defoon na sax un décret li ñuy wax d'expropriation pour l'utilité publique pour fay ñi nga xam ne ñooy lébu yi pour problème bi jot a jeex mais malheureusement amul décret d'application kenn publié ko devant le journal officiel moom moo tax mu jul dox. te ñi ngi wax tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi maire Sicap Mbao laay waxal ñun dem nañ ba ci moom mu xamal nañu moom wax na ku te mu arrêté travaux yi mais travaux yi ñu ngi kon ne sa affaire dafa am ay affaires yu nekk ci suuf yi nga xam ne waxuñu ñu dëgg su fekkee dafa am un complicité bu am entre maire ak côté ñu wax ñu dem nañ seeti sous-préfet waxtaan nañ ceeg moom mais li ñuy wax yëpp ay waxu dañuy calmement la ñuy jox mais nañu expliquer le problème parce que ñun historique jàmm gën xamal nañu ne foofu Kouta moomu ko waa dëkk bi ñoom ñoo ko moom kon nag ñi ko jox waa dëkk bi lañ. sa xol mënul naqari ngay waxtaan di reetaan ñun jàmm gën buñ ciy wax sax boo xoolee suñu kanam sax mënul neex ndax jàmm gën dara neexuñu fi ñu ngi ñaan daal ci kattanu yàlla bi nga xam ne moom mën a saafara suñu jàngoro yi ñuy wax yëpp surtout problème foncier bi ñi nga xam ne tamit ñoo nekk ci boppu maire yi ñu jéem a góorgóorluwaat. di ñaan président de la république moom mi nga xam ne moom rek moo mën a régler problème boobu mu régler ñu problème mu jàmm gën parce que jàmm gën actuellement nii franchement xamuñu ci lan lañ toog on est stressé parce que saa yu ñu yeewoo ñu ngi xaar ñu ñëw déguerpir benn kër te je crois que un problème bi nga xam ne ça date depuis 1960 ñu ngi koy ñaan moom mi nga xam ne moom peut-être ci moom lañ am yaakaar mu dimbali ñu régler ñu problème foncier bi beneen bi moom mooy autorité locale yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu gën ñu jàppale parce que man mënu ma nangu ñu jëlee benn waay tey ci benn bërëb suba ñu ñëwaat fekk ko fa. président vraiment moo boot ñëpp jot na lettre bi na fexe diligenter ak képp ku ci taq nga ne ci biir dëkk bi wala feneen ñu def enquête bu loo xamante ni lii kuñ ko wax rek day metti sa xol soo nekkee jullit mu éradiquer ko lii Abdou Diouf commencé woon mu xool ko def décret d'application bi 1 point 1 trait. waaw jàmm ngeen xamal ne Macky Sall ne ko ñun xaar nañ koo xaar nañu Abdou Diouf gisuñu ko xaar Abdoulaye Wade gisuñu ko Macky Sall actuellement mandat mi ngi jeex waa jàmm ngeen ñi ngi lay xaar nga jàpp ci keroog bi nga fi jaaree xale yi daw nañ ba topp la nga tàllal sa loxo ne leen nice gis naa leen dëpp booboo léegi gisuñu ko dégguñu ko. jafe-jafe marché itam daal dinañu ko am fii ci jàmm gën. Mor Kouta bi nga xamante ne bii suñu terrain bi nga xamante ne bii moom la ñu ndam si yàlla Adja Daba si bu joxoon pour ñu def ko marché moom la jël ci doole ak xaalis maanaam mbir mi fi ñu toll nii mi ngi egg justice dem nañoo Kouta tribunal ba dem ak moom justice ba ñu atte ñu ba ñu gañe ko ba ñu alamaan ko 10 millions yoo xamante ne moom la ñu war a fay ñun waa marché. terrain bii ñu nekk gënaluñu tey gënaluñu ëllëg depuis 98 ba léegi ñi nga fa te alali jàmbur la alali dëkk bi la ñun génn marché bi rek lañ bëgg. ba tax ñuy sàkk ci seen autorité ñu daal di ci jóg ci nu mu gën a gaawee. ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ni mairie marché bii ñu tabax ko ñi nga xam ne ñoo nekk suñu place publique ñu ñëw parce que tey marché bi suñ ko tabaxee ñi nekk occupé suñu place publique danañ mën a ñëw ci marché bi. li ñuy ñaan daal mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg fi suñu bopp askan bi ñu nekk fii muy ñaari maire Tivaouane Diacksao ak maire Diamaguène Sicap Mbao li bëgg askan bi li ñu bëgg mooy Diamaguène développé ñu ànd ceeg ñun tànd nañ leen suñu maire pour ñu ànd ceeg ñun liggéey ak ñun loolu lañ bëggoon. may wax nag le président Macky Sall ma ni ko na dooleel Fatou Bintou Ndiaye mu tabax marché Tivaouane Diacksao parce que marché boobu moom mooy ndeyu marché yi. dañuy ñaan képp koo xam ne nekk nga doomu jàmm gën nga mën a xeex nga mën jotaleeg président de la république pour problème mu suuf bu jàmm gën bi mën résoudre ñu ngi lay ñaan ngir yàlla nga dëkk ci sa loxo képp koo xam nga doomu jàmm gën nga war nga am looy sentir ci jàmm gën nga mën ñu apporter sa contribution pour jàmm gën développé wu dem ci kanam ñu ngi lay ñaan nga ñëw jàppale xale yi nga xam ne ñu ngi fi jigéen ñi nga xam ne ñu ngi fi mag ñi nga xam ne ñu ngi fi jox seen jot ak seen xel ak seen doole ak seen am pour jàmm gën dem ci kanam nga jàppale leen. marché baa ngi fonctionné duñ ko tabax comme marché yëpp mais problème mu inondation fépp lay am nawet gi moomuñu ko yàlla moo ko moom fi mu ne nii fi ñu toog ni bu ko neexee léegi mu dóor ko fi waaye man moment bu mu ko dóoree rek jigéen laa de ak samay maigre moyen am naa tonaliseur bu nekk nii ci bunt bi day yendoo dox jàppale ma ci artères yi évacuer ndox yi ba nit ñi mën a dem mais état daf ñu jox aussi ñi ñuy jàppale sapeur yaa ngi nii logé ci biir mairie bi moto pompe bi ngeen di gis noonu xaaruma kenn kuy ñëw ne fii Tivaouane Diacksao wala Diamaguène man Diamaguène laa dëkk doomi Diamaguène laa te maa gën a placé wu pour évacuer ndox mi kon maa ngi koy def marché bi li mu laaj pour ñu defar ko
li nga xam ne war na ci yëpp mu ngi ci loxoy waa marché bi délégué marché bi am na fa adjoint bi conseiller la sama frère la sama càmmiñ la ba semaine bii passé ñëw na fi ma recevoir ko ma ne ko foo leen toll ci waxtaan mu ne léegi ñu pare fi mu ne bu ñu paree rek entrepreneur bi ñëw na parce que marché bi du mairie bee koy tabax dañuy wax ak entrepreneur mu nangul ñu ci critères yi ñu bëgg critères yi waa marché bëgg anam bi ñu bëggee ñu tabaxal leen ko nga xam ne aussi bu ñu leen ko joxee ki fa amoon place ak ki fa amul woon place te war a dugg am na nu mu koy bëgg te fekk du dis ci moom. terrain bañ leen joxoon nag ñu waroon fa tëral boobee marché tey ji mu mel ni ba léegi coow lu ca juddu woon daal déggul saafara ndaxte Mor Kouta ba léegi ma ngi ca teg tànk. dafa am benn marché bi nga xam ne moo fi nekk marché bu yàgg tey marché bi soo fa duggee kenn occupé wu ko sunu place publique lañ jël dem def ko marché. Kouta nag xëy na moom moo ñu ëpp reconnaissance xëy na moom moo ñu ëpp xaalis parce que dossier bu demee ba justice nga dem ba gañe ko ba ki nga ñun ñi nga xamante ne bi ñun ñoo ko gañe moom mu war ñoo dédommagé 10 millions moom mu taxaw ni bu ñu waree jox 10 millions dina ko yóbbu tribunal ba am li mu bëgg nag am na ko mooy dossier bi aj nañ ko kenn waxatu ci dara ñun dox nañu guddi dox nañu bëccëg pour cour suprême wàcce dossier bi ñu attewaat ñu. mais marché bi dañ ko abale woon abal na la yow dem nga ci terrain jàmbur abal nañ la léegi war ngeen jóg mais place publique la war nañ fay feexlu war nañ fa def ay terrain de basket de handball. Kouta ragaluñ ko de moo jël sunu espace tey fi 78 di gaare moom moo koy fayeku te moomu ko te population bi yëpp ni ngi toog na yàcc na yasar comprendre ma la loolu mu occupé moomu ko waa dëkk bi ñoo ko moom tey marché bi ak population bi ñi nga moom ci yoon te chaque fois day interpeller ay appel kon je crois que loolu war na fi mën a dañ Kouta boobu ñu ngi koy xamal ne ko foofu mu jël moomu ko ñun ñi waa Diamaguène ñun ñoo ko moom. ñu Kouta jox suñu terrain ñu tabax suñu centre commercial dellu fa. problème boobu du ma ci avancé parce que lu ma maîtriser wul xamuma ko du ma ci dugg kooku du sama domaine ñoom la woon ak Mor Kouta kon donc ñoom ak Mor Kouta ñooy toog ñu wax ko waaye du madame la maire ak yéen ak ñoom déedéet waaw. fii ci kanamu école Alioune Gaye gis nañu ab bassin bu ñu fay defar bassin boo xam ne nag dafa jàkkaarloog école bi waral ñuy ragal nag jéeye daal di ci judd bu fekkee ni daal di wuñu ko couvrir. fii nga gis ni waa APEX yi ñu ngi fiy def bassin ñun ñoo dem ba ci ñoom waxtaan ak ñoom wax leen nan lañ bëggee bassin bi ak wàllu sécurité bi am ci bassin bi mais suñu leen seetaanee nii la ñuy ñëw rek collecter ñu dem seen yoon te lii école primaire la ay xale ñoo fi génn. école bi yaa ngi gis nii ñu koy tabax Diamaguène mënoo fi ñëw sax am sa oto dugg ci biir Diamaguène amoo fooy dox bu xiinee sax suñu fi di dee def tëf ndax bu tawee ñu taa li ñu metti Diamaguène daal soxna si bu ñu ko doon dox fii tey du jeex ndax bari na trop li ñuy xool ci dëkkuwaay bu baax pour mu am ko amul Diamaguène. gis ngeen Alioune Gaye moo fi ëpp ay classe 22 bureaux de vote moo fi nekk te kii gañ Aliou Gaye gañ tous les élections te gis nga fi mu ne projet ya fa nekk yi ñu fa entamé muy ci biir école bi 12 classes yi ñu fa nar a tabax noonu te gis nga mu ngi en chantier gis nga li ci bunt bi muy ay bassin de rétention pour lu ñuy xeexal suñu digganteeg inondation yi mais loolu ku koy def ku nekk jéemal la ko lay boo ko gisee war nga ko ne jërëjëf waaw góor day yokk ngóora léegi la fi inspection jóge muy inspecteur di saytu di xool ñu ngi jëm ci ouverture des classes jóge nañ ci tabaski xale yi du ñoo war a jàngi ci yan condition la ñuy jàngi léegi nag du ñuy bëgg xale bu ñu ubbee tey jàng tey mais loolu président Macky Sall moo ko fi teg ministre bi moo ko fi teg mais moom moo ko fi teg loolu mu fi teg nag xale ubbi tey jàng tey mais moo gën xale toog ba weer ñaari weer du ubbi. ci Diamaguène espace daf fee manqué loolu ba tax ñu bëgg ab terrain bu ndaw ba ñu fa am ñu daal di ko def nag ab foyer bu ko defee lépp lu ñu xewle di ko fa mën a amalee. waa APEX te ñu diggoon ni ñu dañuy aménager un terrain de foot li ñu waxoon defuñu ci dara te ay góor suñu toogee boo wax ci ay kàddu dañu war a respecter kàddu yi parce que ñun on est des responsables collectifs lañ Diamaguène la ñuy jógal Diamaguène la ñu waxal kon je crois que ñoom ñëw nañ fi léegi ñu interpeller leen te loolu danañ ci delluwaat ak ñoom parce que ñun li ñu bëgg mooy ñu aménager un terrain foot. boo soxlaa foo fubalee war nga ko mën a am mais Diamaguène du dara loo xam ne am na fi daal. mënoo ne yow soxla nga ay terrain nga indemniser seeni borom fay leen xaalis bu weex tàll yëkkati leen ñu dem nga ñëw soxla terrain yi war a liggéey ay xale taxaw ne liggéey bi du demee nii ma ne leen nag du information bu nekk ñu jox leen mais war nañ leen di xamal ndax ci ngeen bokk
waaye it bu ñu leen joxit ba ngeen yaakaar ne yéen a moom ba bëgg a ëppal état bu ñëwee pour liggéey mais kii di APIX di l'état APIX état la te li ñu fiy def kenn defu ko bu njëkk duñu la daan yëkkati rek toxal la andi caterpillar yi ñu yàq say bagage def mais defuñu ko dañoo woo population bi waxtaan ak ñoom wala ñuy tàmbali dara soxla nañ fay def nangam bëgg nañ fay def nangam balaa boobu dinañ def ak yéen nangam ñoom ñëpp ñu accepté ñu d'accord ba ñu jox leen seeni xaalis ñi des toog bañ a dem mais liggéey yi man dama koy apprécier. leneen lu sonal askanu Diamaguène ba tax seen jafe-jafe di gën di tar moo di découpage administratif bi. li ñu gën a métti si Diamaguène nag mooy découpage bi ni ñu ko defee comme ni ñu ko waxee jël benn quartier boo xam ne 454 maisons la nit ñi ñoo ngi Tivaouane Diacksao ñii ñoo ngi Diamaguène Sicap Mbao 454 maisons am 3 chefs de quartier loolu man mënu ma ko concevoir ci dëkk loolu mënul nekk. découpage bi ndax ñun suñu marché Diamaguène la nekk mais dafa bokk ci commune Diamaguène Sicap Mbao. quartier Samba Dramé laa bokk moo tax découpage bi ma koy bàyyi ak état na ci liggéey dañ ko revoir incha allah ba ku nekk ñu xam foo tàmbali ak foo yem loo moomul ñu bàyyi la ak la nga moom ngay wéyal sa liggéey waaye fi ñu toll comme loolu amul fépp laay wéyal ndax Fatou Bintou ñëpp la ñëpp maa leen jaboote aw ma frontière ci fenn munoo wax rek ci Tivaouane Diacksao laa yem fi ne foo ma woo ma wuyu. gox bi anarchie bi bëri lool fu ne waay lal fa di doxalee ca na mu la neexee ci lu teguwul ci yoon. war na mën a bi ngeen di dugg suñu entrée dëkk bi am ngeen lu leen metti parce que tellement c'est difficile anarchie bi fa am clando yi di taxaw nu leen neexee jaaykat yi di tak ci kaw territoire bi mais loolu du dëgg du yoon franchement parce que dëkk dafay am yoon te loolu ñu ko teg ñëpp soo xoolee genn wàll gi dëkkuñu sax ci dëkk bi yeewuñ fi feneen la ñuy jógee ñëw di ñu tegal parce que ku dëkkul ci dëkk bu noo respecté dëkk bi moi je crois que ñun ñi nga xam ne ñooy waa dëkk bi war nañ am fulla ak fayda lépp li nga xam ne jaaru yoon ci dëkk bi ñun ñu xar ci suñu tànk tubéy. déguerpissement bi xam ngeen ne booru tali bi ku fi jaaroon ay jaaykat rek ngay fekk doo mën a am sax accès ci maternité bi kenn mësu koo osé dindi maa ko fi dindi ba semaine bi passé police ñëwaat na ku lal bu guddee bu ma defee sama tuuru dëkk bi ba ñëw gis ko moo xëyee woowaat xale yi waa recette ma ne seen liggéey des na gisaat naa jaaykat yi ñëw ci guddi gi occupation anarchique boobu maa ko dindil sama bopp ba tax na fi mu ne nii lu mu taw nga am ñaari yoon yooyu duggee biir Diamaguène muy tali bi te tali bi boo xoolee moom ma ko Sicap Mbao moo ko moom fi mu ne ku ko gis ci Tivaouane Diacksao nga koy wàññi mais moom ma ko dafa nekk sama digganteeg sama camarade Ndoof muy sama càmmiñ ma koy nuyu au passage. semaine bi passé laa ne sous-préfet bu may génn day nekk problème bu may dugg day nekk problème mais man sama gan yi ñëw taaj ma mag Ndoof ñu finaliser clando yi ñu utal leen fu ñuy toog bu ndox ñëwatee ñu bàyyi ndox mi di jàll parce que yoonu ndox mi duñ ko occupé te bëgguma dal ci kaw kenn ndax ñëpp maa leen bokk jaboote te lépp lu ma ciy def nag ci dal laa koy defee. ci gox bi askan wi bëgg nañu poste de santé bi ñu daal di ko defaraat ne yàgg naa tëj. poste de santé bi nga xam ne ñun moom lañ am ñu ko doon wax dispensaire Diamaguène loolu yàgg na tey ñu bari ci ak maternité boobu tey ay mag lañ te foofu lañ juddoo mais tey soo fa demee sa yaram dafay daw foofu dañ ko war a defar ñun temps yële passé dem nañ fa dal plafond bi nga xam ne moom lañ fa defoon moom moo màbboon ba benn moment kenn utiliser ko woon ñun ñoo fa dem defaraat ko ba mu rafet pour ñoom ñu mun fa ñëw ñi ngi ñaan tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ñu dimbale ñu defar ko ba nga xam ne dana mën a nekk dispensaire wala poste de santé bi nga xam ne poste de santé bu mucc ayib lay nekk. fii lañ màggee ba doy ñu doy mais Diamaguène amul dara soxna si dara su ma la ko waxee ne xëy na dina la xaw a jaaxal tuuti mais Diamaguène amul dara du dara lu fi taxaw loo xam ne pour nit ñi fi dëkk jëriñoo ko la du dara. amul dispensaire boo xam ne di nga am góom sax pour mën faa faju yaakaar naa dëkk boo fa dëkkee boo fajoo boo feebaree war nga mën a am foo fajoo. waaw mais dañuy dem ci yeneen poste santé yi nekk ci yeneen gox yi da ngay jógee Diamaguène dem Diacksao wala nga jógee Diamaguène dem Wakhinane wala nga jógee Diamaguène dem Sicap Mbao wala nga dem Thiaroye te poste de santé bi ma lay wax nii moo jiitu yooyu yëpp. poste de santé bi li ma ñaanoon yàlla may na ma ko état réagir na jox ma 20 millions pour ñu réhabiliter ma ne déedéet ñun du ñuy démolir tabax bi président di ñëw fii ci conseil des ministres décentralisé bi ministère de la santé owaat ma ñoom en personne ak man ñu ne madame la maire dolliwaat nañ la 10 millions xanaa muy 30 millions ñu ne déetawaay ma am sama fond de concours 15 millions ma ne affecté naa ko encore poste de santé bi muy 45 millions yoo xamante ni pour le moment ni mu ngi sur place
ca moom lu ñu war a liggéeyee poste de santé bi ak maison ICP bi te loolu jàll na ba pare li ci des rek ñu exécuter travaux yi. fii ndaw ñi daanaka ñu ci bëri liggéeyuñu ñàkk liggéey googu nag tax ñu bëri ci ñoom dañuy jëfandikoo sinébar lu ñu mel di jur ñàkk kaaraange ci biir gox bi. parce que Diamaguène am na ko wax sànq wàllu drogue bi ñu fi wax yëpp parce que jeunes yi amuñu fu ñu épanouir jeunes yi nag suñu amul fu ñu épanouir li ñuy def moom mooy dañuy dugg ci naka su dul noonu. bu ñu waxee affaire drogue fii Diamaguène dama ne la police bi dañ ko renforcer te ñu dox guddi tey baa ñu dox bëccëg di dugg ci lëndëm gi bàyyi leer gi la police war a def mais fii kenn ku jaaxal kenn parce que ñëpp suñu kanam lañ juddoo. sécurité amu fi nit ñi dañuy génn ñu leen di agressé nit ñi di génn parce que loolu ñun suñu bopp ñu ñoo ko mën a xeexal suñu bopp parce que des fois nga am gan mu ñëw seet si la di ñibbi ñu def ko naka su dul noonu kon loolu ñun suñu wàllu bopp ñu ñoo ci war a njëkk a taxaw sécurité amu fi soxna si te ñi ngi interpellé ñi nga xam ne ñoo yor sécurité de la police la gendarmerie ñu taxaw ci loolu. bu ñu waxee insécurité ma ne fii ak éclairage public bi ma fi def man Fat Bintou te ma ne président doyaluñu da ngay dolli te mu fas yéene ñoo dollil te fi mu ne nii semaine prochaine ma nar a yokkat lamp yi man Fat Bintou ci sama magistère avant que may jeexal 2016 bii leer na ma ne loolu maa ngi ciy sant yàlla maa ngi sant yàlla police Sicap Mbao le commissaire et ses éléments ba barki démb dimanche xale bu fi ñàkk teggin nangu woon liñ lay sant nga di ko def dugg nañ ci dëkk bi yóbbu leen man du ma interveniral kuy dorogew du ma interveniral kuy sàcc du ma interveniral ku rey mar naan bu mu la tax naan petit ba tax boo génnee ngay def lakasadul noonu topp ci poche yu jàmbur yi di dagg jël ay drogue jël ay kii man Fatou Bintou du ma ko intervenir parce que bu ma génnee bureau bi kat damay dox lu ma dugg oto fii laa dëkk ci gannaaw marché boobu ngay wax penc mi. ngir mën a saafara yi la jafe-jafe nag taxawal nañ fa ab collectif boo xamante ni li ko tax a jóg moo di joyanti Diamaguène ba jàmm rek sax fa. dañu am benn collectif bu ñuy wax collectif développement de Diamaguène di waxtaanee lépp li nga xam ne moom mooy feebaru Diamaguène parce que Diamaguène man damay laajte sax benn question ñun lan lañ def état ba état mënuñu jox considération loolu dama koy laajte parce que état yi fi jaar ñëpp amul kenn ku ñu jox ñun suñu gëdd te dañ fi yàgg depuis 1960 soo koy xool amul benn quartier bu amoon fii ñun ñooy quartier maire bi nga xam ne quartier ngay dégg yëpp ci ñun lañ juddoo kon je crois war nañ mën a am benn considération bu ñu jox parce que yàgg nañ fi te am na lu ñu def ci dëkk bi kon maa ngi wax par exemple Diamaguène bi nga xam ne fii laa juddoo màggee fi ba toll nii ma toll ni ma gisee Diamaguène neexuma parce que su ma sañoon Diamaguène day mel ne benn Manhattan bi nekk aux États-Unis xëy na nag li ñu gisee dëkk bi ak li mu méttee ci lañ jógee ñun jeunes yi taxawal benn collectif tuddee ko collectif pour le développement de Diamaguène collectif bi nag bi ñu ko taxawalee li ñu war a def yëpp def nañ ko dem nañ ci maire yi wax ak ñoom ci problème mu Diamaguène yi problème yi fi am yëpp dem nañ ci maire yi wax leen ko mais nag dëkk bi politique da koo xaw a yàq politique moo xaw a yàq dëkk bi te yaakaar naa ne bu la askan bi jëlee teg la ci boppu dëkk bi ci bëgg-bëgg dëkk bi nga war a dem problème yi am Diamaguène yëpp wax nañ ko maire yi nee nañ leen lii mooy suñ problème Diamaguène xëy na su ma la ko doon limal du jeex mais Diamaguène amul dara du dara lu fi xam ne tey jii am na fii Diamaguène ñoo ngi koy naqarlu nag ba fu ñu yem jumaa bu baax sax amuñu ko. ñun ñooy mën a mànkoo nekk benn am ay kuréel ay association mu nekk association jigéen mu nekk association góor ak lu mu mën a nekk association bu ci jóg rek ba ci association tailleur yi ku ci nekk yaa ngi apporter li nga xam ne mooy sa contribution mais il faut ñu gën a yaatal il faut ñu gën a tàppe suñu xol yi li maam Abdou doon wax ñu boole nekk benn ñu mën a juboo mën a xool intérêt Diamaguène pour dem ci kanam ndax maire bu fi nekk tamit da ngay def li nga war a def nga dem boo defee xayrun boo deful tamit da ngay def nga dem keneen ñëwaat ñaata maire ñoo fi jaar ku ci nekk def nga ci jéem nga ci ku ci nekk da ngay def nga dem kon du dañuy xaar maire du dañuy xaar président pour mu développé wu parce que président bu ci nekk lu mu bon lu mu bëri ñaari mandat ngay am nga dem te Diamaguène ilaa yow mi diin la. collectif bi nga xam ne moom la ñu yor mooy collectif pour le développement de Diamaguène pare nañ ci lépp lu nga xam ne gis nañ ko ci dëkk bi te jaarul yoon ñu combattre ko bañuñu ci Massamba mereñu bañuñu ci Mademba mereñu. am na collectif bu fi nekk te collectif bi dañoo toogoon waxtaan am ay documents yu ñu ma joxoon man it ma am sama kilifa. ma jël document yi jébal ko am naa droit dal teey ba mu étudier ko ba gis li ci xelam daj mu wooluñu doog a toog ak ñun xool lu muy agiré ci problème boobu pour ñu jeexal ko fii ci Diamaguène. dañuy rêvé Diamaguène nekk gox boo xam ne goxu jàmm lay nekk gox bu dal lay nekk goxu koom-koom lay nekk mais ñi koy defar du nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi déedéet ñun ñoo koy defar ba pare. ñoo ngi ñaan yàlla nag mi nga xam ne moo mën a régler mbir. mu réglé mbir mi bu ko defee jàmm ne ñooy ci ñaari côté yëpp. bëgguñu dee jàmm la ñu bëgg.
mbokkee xarit ci ñu seetaan mu doonoon kon seen émission sama gox mon quartier fii ci Diamaguène gis ngeen ko noonu ndëraan yaa ngi noonu nag ñoom ñoo war a defar bassin bi nga xam ne moom lañ doon wax ci wàllu école bi di jaajëfal bu baax Ababacar Sadikh Diouf ci wàllu caméra bi ak Sow ci wàllu logistique bi Sen TV di leen dig daje ci beneen gox demati xool askan wa nañu toogee la leen neex ak la leen naqari te fa ñuy dund. sama gox 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 mon quartier sama ku xam gën di xam sama gox mon quartier sama gox sama gox ku ñàkk gën a am sama gox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan